jageen jëf ci àndandoo beeg rajo Futur Média benn waxtu moom moo jot sënkam ca Kidira ak ci Goudiri jot fii ci suñu studio dal leen ak jàmm ci xibaar yi. Ndati Diop. ab l'accident moom moo am ci yoonu Koupentoum bi ñaari doomi aadama ñàkk ci seen bakkan kenn ka di ab policier mbir mi nag mi ngi am big ci guddi daan ci ànd ak Moussa Oumar Gueye Guy Marius Sagna moom activiste bi ñu koy xaarandi ni ki ëllëg ca Etomé di dëkk ba mu fekk baax nekk ca Casamance muy kàddoom yu njëkk nag gannaaw bañ ko bàyyee ci prison bi ñu koy xaarandi ëllëg foofa ca Etomé Nder tey jii ñu koy fàttaliku talaatay Nder loolu nekk loo xam ne nii ay soxna yu nekk ca Waalo taaloon seen bopp loolu nekk jëf joo xam ne nii ba léegi ñoo ngi koy fàttaliku waaye tey jii njeexital li moom mooy dafa mel ni yenn ci soxna yi jàngetuñu dara ci soxna yooyu nga xam ne ñoom ñoo defoon lu ñu mel ngir bañ noon teel ak bañ lépp lu yàq seen i jikko coronavirus ci jamono ji ñu toll ci àdduna wërngal këpp fanweer ak ñett ci ay doomi aadama ñàkk nañ ci seen bakkan tey ji ci suba loolu nag nekk loo xam ne nii tax na ñi ci ñàkkagul seen bakkan romb nañu ñetti junneek juróomi téeméer ci àdduna wërngal këpp Cameroun ak Togo am seen cas yu njëkk Sénégal moom daal di wéral kaam bu njëkk daan ci ànd ci biir xibaar yi ak Salimata Aw tey ji ñu leen di xamleel ci tranche de vie ak Papa Ndiaye moom nag nekk ab récupérateur ci décharge de Mbëbës moom nag boobu ba léegi ma nga cëpp liggéey tabax na ca ñaari kër takk ca ñaari soxna danañu gën a xamleek ak moom kii di Aïssatou Faye Bodian tàggat yaram dañ ci ànd ak Youssouf Bodian li ci yéene kaay yi ak Mohamed Ali Mouba moom mooy ndar képp xibaar yi dal leen ak jàmm. Abdou Thiam moo nekk ci machine bi gannaaw bañ leen nuyuwaatee di rafetlu seen àndandoo ak rajo Futur Média nañ ko waxee ca bopp ba l'accident bi nga xam ne am na démb bi 2 heures du matin di jot ci yoonu Koupentoum ci région bu Tambacounda ñaari doomi aadama ñàkk ci seen bakkan kenn ka ci ñoom ñu ne ab takk der la di ab policier ab bus malien moom moo mbëkkante ab woto particulier comme niñ ko waxee mbir yi mi ngi am bik ci guddi gi. ak RFM kumpa tàggoo nag yéen. ñu wax ci lu soxal Guy Marius Sagna moom activiste bi gannaaw ba ñu ko féexalande mu nekk ci ak tekkaaral waaye loolu ci ay xibaar bu ñu sukkandikoo ci coordonnateur bu nekk ci Ziguinchor ci France Frappe Dégage mu ni ëllëg daal ñoo ngi koy xaarandi fi nga xam ni moom moo di Etomé di dëkk ba nga xam ni fa la fekk baax nekk ca Casamance kon mu nar a nekk kàddoom yu njëkk ñu dem ba Ziguinchor fekki fa Lamine Ba. Guy Marius Sagna dina feeñ fa nga xam ne moo di Etomé suba foofu nga xam ne fa la fekk baax coordonnateur national bu Frappe France Dégage dana ñëw wuyu si ay mbokkam nga xam ne fas nañ ko yéene sargal ci liggéey bi nga xam ne jàpp nañ ne am na solo te mu koy amal jamono ji ci mim réew Cheikh Sy moo ngi bokk ci coordination locale bu Frappe France Dégage. On a eu la confirmation que dina ñëw suba incha allah dina nekk Ziguinchor te dinañ ànd ak moom Etomé fu ko ay waajuram di ko xaar. fi ko ay mbokkam di ko xaar kenn ku ne am na aada donc ay waajuram ay mbokkam ñoo ko woo pour mu ñëw ñu am luñ ko defaral ci seen wàllu culture donc loolu yaakaar naa kenn ku ne am na foo weeru moom tamit ci ay param la war a weeru parce que ñooñu la am moo tax bañ ko woowee tegu ci baat nee na dina ñëw. cérémonie boobe nag ñaari pàcc lañ ko fas yéene amalee buñ sukkandikoo ba léegi ci ay kàddu ko Cheikh Sy. bu njëkk mooy ci suba day am benn cérémonie culturelle boo xamante ne mooy wàllu aada ak cosaan boo xamante ne waa Bayot maanaam le royaume de Bayot moo koy fas yéene defaral doomam. ku ngoon si nañu am benn rassemblement boo xamante ne dañuy def benn déclaration bi maanaam dañuy wax loo xamante ne Guy Marius Sagna def na ko te loo xamante ne tamit Guy Marius Sagna loolu la doon donc li mu doon mooy en réalité c'est un héros national, un patrimoine, on pourrait dire panafricain. ci ay xibaar yi nga xam ne jot nañ koo taataan ñu ngi xamal ne Guy Marius Sagna dana fa yëkkati ay kàddu yu njëkk ginnaaw buñ ko bàyyee ci kaso bi ba léegi tey ci suba nag li nga xam ne nag nemmeeku nañ ko mooy ñi nga xam ne ñoom la àndal ci xeex bi te ñu koy teewal fi ci Ziguinchor ñoo ngi amal ab sensibilisation ngir waa Ziguinchor ñu bëri bàyyee ko fi suba dem teewee ndaje boobulee Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. delluwaat fii si Ndakaaru Lamine jamono ji nga xam ni ci la ñuy amal salon international bi ñu jagleel lépp lu jëm ci
ci wàllu artisanat fii ci Ndakaaru mu mel ni feebaru ko coronavirus bi nga xam ni moom la ñuy wax ci àdduna wërngal këpp te Sénégal mucc ci mu mel ni sax yëngalul ña nga xam ni ñoom ñoo tëgg lu ni mel ndax amul benn mesure préventive boo xam ne ni jël nañ ko foofa ca centre exposition bu Diamniadio loolu nag nekk loo xam ne ni indi na leen ci tiitaange ci yenn visiteurs yi ak exposants ya fa nekk Abdou Diouf Diagne. centre des expositions bu Diamniadio bërëb bi moom mooy dalal foire internationale bi ñu jagleel ñi yëngu ci wàllu artisanat ren ji mu yemook jamono joo xam ne nii wopp ji ñu duppee coronavirus dafa wër àdduna fii nag nga xam ne nit ñu bëri ñoo fay dajee amut lenn loo xam ne mën nga see teg sa bët luy aar doomu aadama yi ci jàngoro joojule kii nga xam ne dafa ñëw seetaan si jàpp ne càggante képp la. xam nañ ne feebar buy wàllante la ci ay crachat ak ay nuyonteeg ay jokkalante ay ñax ak yooyu noonu wax dëgg yàlla waroon nañoo jël yenn disposition yi maanaam teg fi sax lu mu gàtt loo xam ne boo ñëwee di nga ko raxasoo ñu mën a yëg ne sax autorités yi ñi ngi def ay jéego. Aziz jóge Diourbel ngir ñëw wane li mu liggéey lu ni mel tamit la daal di nemmeeku. dañ koo sentirul nag xam nga loo sentirul tamit doo gis ne yaa ngi koy xeex parce que coronavirus bi moom dëgg la gars yi ñu ngi koy dégg mais dunduñu ko daal man pour man sincèrement parler bu dee yàlla rek dëgg la bëgg gisaguñ ko fi ñun ñii tamit. Aliou Kassé moom lu koy muccal ci jàngoro ji xaaru ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo organiser salon bi lee muy xam ne matuwaayam yépp daal dina koy jël daataa moo ñëw. pour l'instant xam nga kenn ku ne yaay protéger sa bopp ci lu bëri quoi bon man moom dama daal samay matukaay bopp quoi protéger sama bopp et puis équipe bi ma àndal ma protéger leen parce que dama ñëw pour exposer je pense que kenn ku nekk war nga mën a protéger sa bopp avant que nga ñëw. mu des rek kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo amal salon bi nga xam ni mbooloo mu bëri ñoom ñoo koy dajee ñu gaaw saafara mbir mi ndax salon international de l'artisanat bu Dakar dafay soog a door rek RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. Abdou feebar boobu di coronavirus war na tax ñëpp booloo def aw say ñoom la waa congrès pour la renaissance démocratique wax di ak kuréel goo xam ne nii moo boot yenn ci parti yu ci demee ni LD Debout Tekki ak acte bu Abdoul Mbaye ñoom ñëpp ñu ni ab catastrophe la boo xam ne ni tey jii war naa tax ñu teg lépp ci suuf ci wàllu politique te ñëpp jóg ngir ànd ci xeex bi Pape Sarr moom mooy wax ci seen tur dañ koy dégloo Pape Bes Diba. suñu taxawaay mooy ñun ñëpp ñu jàppalante ñun ñëpp ñu solidarisé wu ci ñi nga xam ne pour le moment ñoom lañ yaakaar ne ñoom ñoo yore solution yi moo naam mooy service technique service ministère de la santé service yi nekk ci aéroport yi service compétent yëpp ñu xam ne moom la état bi am ñun ñëpp ñu déglu leen may leen nopp te jëfe seen kaddu loolu buñ ko defee yaakaar naa ni jàmm dina ci mun a am donc pour ñun c'est comme ça noonu lañ ko gisee léegi nag wax nañ aussi ñu ngi exprimer suñu solidarité population yi ci àdduna bi yëpp nga xam ne virus bi daf baa dugg muy Chine mais aussi muy fii ci Afrique ñu jàpp rek ne ci histoire boo ko xoolee événement yu mel noonu daan na am mais à chaque fois le génie humain doomu aadama yi bu ñu farloo jafandu on a pu trouver des solutions yoo xam ne ni dañ ko dépassé ñun ci réew mi la ñu bokk déglu nañu ñoom li ñuy def gis nañu aussi ministère de la santé naka lañ taxawe médecins yi docteurs yi infirmiers ak tout le corps ñi nekk ci aéroport yi ñi nekk fépp fi nga xam ne yaakaar nañ ne virus bi mun na faa jaare gis nañu ñu ngi ci taxawaay boobu nag ñu ngi koy rafetlu loolu moo ëpp solo parce que réew aussi day toll foo xam ne nii ña ko bokk dañuy xool la nga xam ne mooy jëmwaayu askan wi yëpp parce que wuute mën naa am waaye am na loo xam ne nii jarul kujjante je crois que problème bu mel ni bii dal réew mi yëpp du problème opposition du problème pouvoir défi la boo xam ne nii épreuve la boo xam ne nii peuple sénégalais yëpp la concerné. feebar boobu di coronavirus di wéy di lëmbe réew mi ci jamono ji lu toll ci 3,7 ak fanweer ak ñetti doomi aadama ñàkk nañ ci seen bakkan ñu gis ni ki tey rek am na lu toll ci fanweer ak ñett ci ay doomi aadama yoo xam ne nii ñàkk nañ ci seen bakkan ci àdduna wërngal këpp lu toll ci junni doomi aadama mbir mi laal na leen Togo ak Cameroun am seen kaa yu njëkk ci jamono ji nga xam ni Sénégal moom wéral na kaawum bu njëkk ba ci jamono ji ñetti kaa kott la am Salimata Aw. jàngoroy coronavirus ci àdduna wërngal këpp mi ngi jàpp lu ëpp téeméeri junni nit yëf yi nag di gën di wéyandi ndax 21 nit la ñu xam ne yëf yi jàpp na leen ci benn bateau boo xamante ni ma nga nekk ca waaxu Californie organisation mondiale de la santé di xamle ni yëf yi ni muy wéyandi nii mi ngi tàmbalee di doy waar ndax boo boolee lu ëpp 40 dëkk ñoom lii di Covid-19 laal na leen mu nekk jàngoro joo xamante ni def na lu ëpp 3 junni nit yoo xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan
bu ñu jëlee Chine tekk ne yeneen dëkk yi nga xamante ni moom la gën a laal moom mooy Corée du Sud, Iran, Italie ak France. Afrique nag moom yëf yi tàmbalee di ko gën a jublu ndax Togo ak Cameroun ñoom démb jot nañu ci seen cas yu njëkk. ca Égypte moom 2 cas lañ fa daadee sampiwaat bu ñu sukkandikoo ci communiqué ministère de la santé ak bu organisation mondiale de la santé. loolee tax ba ñu naan 5 nit fi mu toll nii léegi ca Égypte ñoom ñoo yor jàngoro ji gannaaw ba épidémie bi tàmbalee ba léegi. Algérie moom 2 nit ñoom la yëf yi dal. ci Sénégal 4 la ñu woon wante démb jëwriñ gi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram génne ab communiqué di xam ni ñeenteel bi moom wër na pëng ba ñibbi. moonte ne de bu ñu xoolee ci lu ëpp 100 nit yoo xamante ni jàngoro ji daloon na leen ca France 2 itam wér nañ ci 9 ñoom yëf yi dalaat leen fi mu toll nii nag virus bi mu ngay gën di wéy wante ca Chine moom yëf ya mu ngay taga témbe. Salimata jaajëf ngeen di wéy di déglu xibaar yi ci rajo Futur Média fukki simili ak benn moom moo bootu ci benn waxtu ca Ngidila ak ca Yang-Yang nekk ca Louga. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. Ndati Diop. wax ci yoon wi dem geeg dikk gi ci jamono ji nga xam ni ci la ñu nekk ci màggalu ko Porokhane ñuy gis ni yenn saa yaay l'accident daf cay am waaye ci jamono ji la ñu gën a nemmeeku moom mooy bu ñu sukkandikoo ci kuréel gi duppee boppam association Manko Defar Transport ñu ni lu ëpp fukki daamar daal pan nañu ci yoon wi te ñoom dépanné nañ leen ci luñ dul fay dara ñoom tamit nee nañu dañuy ñaax rek di sensibiliser jëm ci wàlluk ñu moytandiku l'accident yi ci yoon wi. Boubacar Gueye moom moo yore seen kàddu dañ koy dégloo ak Ibrahima Diame. dañoo créé benn groupe WhatsApp tuddee ko Manko Defar Transport groupe bi ñun ñi ci nekk nga xam am nañ ay oto ak ñi nga xamante ni ay chauffeur lañ bokk ci ñi ne ci terrain bi di déglu groupe bi ñu créé wut lu ñu ku ñu wax ambassadeur mu ngi nii taxaw ci sama wet muy Ndiaga Diop chauffeur bu dox ba romb danger li ngay njëkk a def heure bu mën di doon suñu téléphone du fay mu woote ci biir groupe bi ni dëkk sangam de boo fay dugg romb nañ fa benn danger ñu daal di koy dugal ci groupe bi ñi nga xam am nañ ay oto te ñëwuñu sax déglu ko woo seeni chauffeur neen booy dugg dëkk sangam moytu leen am na camion bu fa panne wala am na lii looloo indi concept bi wàññi accident yi ci màggal lu mu néew bu ñu ko doon compter ci ñetti fan yi dépend nañ fi lu mat 100 oto nangam ci ñetti fan yi ñu fi nekk dépend nañ fi lu mat 100 oto yu teg yoo xamante ni ñun ñoo ko dépanné laaj ñu kenn fayeekuñ kenn. mu nekkoon Boubacar Gueye mi nga xam ni moom moo jiite googu ak kuréel dem ba Thiès benn dëkk ñaari gaar dalal xel foofa la fa manqué moom moo di ay lal yoo xam ne nii dinañ ca mën a hospitaliser ña nga xam ni dañoo am jafe-jafey xel tañ leen fa yóbbu nee nañu amuñu ay moyens tamit mu nekk loo xam ne nii fësal nañu ko ba soxna yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ca présidence demoon doon ko nemmeeku ca Thiès ñu fekk fa Cheikh Anta Diop. centre de santé mentale ñu duppee ko dalal xel mi ngi nekk fii ci booy génn Thiès centre bii de fii dañ fiy dalal ñi nga xamante ne dañoo am feebarum xel te ñu gis ne li ñu fiy jot ci ñi nga xamante ne dañoo feebar bari na lool ba tax na kër gi de dafa door di am jafe-jafe lu jëm ci wàllu ay lal ak yeneen i jumtukaay frère Etienne Sène moom mooy directeur centre bi. nous avons à peine 50 lits d'hospitalisation. daanaka juróom fukki lal rek la ñu am yoo xamante ne si dañuy mën a tëral ñi nga xamante ne dañoo am feebaru xel ñu leen ciy faj. la prise en charge elle dure 28 jours. cela constitue vraiment une difficulté. bu leen fajee ba ñu dem seen kër yi dañ leen di négliger ba ñu daanuwaat ñu indiwaat leen fii te it fii ci Sénégal ñi seen xel wàññeeku dañ leen di bundu xataal teguñu leen fenn te loolu baaxul ay nit lañ ci feebar rek la ñu am. la santé mentale est très stigmatisée ici au Sénégal. il y a beaucoup de défis dans la santé mentale. ñi nga xamante ni ñooy soxna yi liggéey président de la République yëg ko dikk nag fii ci Thiès ngir jàppale ñi nga xamante ne dañoo am feebaram xel jox leen nag ay dund yu takku Ndeye Fatou Sy moom moo jiite amicale des femmes de la présidence de la République. fii ñu ñëw tey muy centre santé mentale dalal xel ñëw nañu visiter wax ni dañuy sargal ki nga xam ne mooy directeur ak personnel bi parce que gis nañ foo xam ne set na neex na nekk te dalal na xel. personnel centre santé mentale dalal xel bu Thiès rafetlu lool mbir mi di sàkku nag ci ñeneen ñi nga xamante ñoo am doole rawatina nag nguur gi mu jàppale ñi nga xamante ne dañoo wàññeeku directeur bi nee nañ ci société bi lañ bokk kenn waru leen a beddi. RFM Thiès Cheikh Anta Diop.
beneen bërëbu paju bu ñu war a wàllu moom mooy poste de santé bu Ndongo Babacar nekk ca Tambacounda foofa ñu gis ni yenn feebaruk sëqët yi ak yenn feebaruk biir buy daw bi nekk na fa loo xam ne ni ñu fay faral di gis loolu moom moo tax lii di infirmier chef de poste bi ak njiital conseil d'orientation bu agence des aéroports du Sénégal di tëggu yoox ngir ñu jàppale leen Moussa Oumar Gueye. yenn feebar ay feebaru biir yuy daw wala ay feebar yoo xam ne dafay jëm ci wàllub nokki muy dal tout tànk yi nekk na li nga xam ne moo gën a fës ci jamono ji ñi nga xam ne ñu ngi ñëw di faju ci poste de santé bi nekk ci Ndoga Babacar loolu nag ay kàddu yu soxe ko ci Biram Touré moom mooy infirmier chef de poste bu Ndoga Babacar. suñ poste bi polarisé na 42 villages. corona bi presque infection respiratoire aiguë la IRA bi tamit noonu léegi IRA bi dafay yàgg période yi dafay bëri si xale yi ak jaare bi maladie jaare yi parce que tàngaay bi ak ngelaw li ak poussière bi ak ñun tamit villageois yi nu ñuy dëkkee yenn yooyu moo tax dañoo war a redoubler vigilance bi si loolu tamit. kii di Ibrahima Ndiaye nekk président conseil d'orientation agence des aéroports du Sénégal moom mi nga xam ne mu ngi soxe ko ci Ndoga Babacar daal di ñëw amal benn tukkib nemmeeku bu toll ci fukki fan yoo xam ni dafay dem ci village yi ci arrondissement bu Maka Koulibantang di leen wax ana nan la ñuy fàggalikoo ngir muslu ci feebar bi ñu naan coronavirus. responsable politique APR à Ndoga conseiller départemental secrétaire exécutif comité DS bu poste santé bu Ndoga Babacar. ñi ñaax population mooy ñu tënku ci directive yi nga xam moom la waa santé tënk. président du conseil d'orientation des aéroports du Sénégal monsieur Ibrahima Ndiaye mu indi ay matériel pour que séddale ko ci poste de santé bi ak école élémentaire bi ak collège bu Ndoga Babacar. di directeur école élémentaire bi ak ñi nga xam ni ñoom ñooy waajuru ndongo yi ku ci nekk nee na dana def kéemtalaayal kàttanam ba lépp lu jëm ci wàllu wesaare waxtaan wi nga xam ne war nañ ko def ak toppatoo lépp lu jëm ci wàllu cet ñu daal di ci gën a dugal seeni loxo. Moussa Oumar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. l'hôpital régional bu Diourbel moom di Heinrich Leucke lii di région Aquitaine bu France moom moo koy ñëw di ko jàppale loola ngir tàggat yenn ci ay ndongo ak weccoo ak ñoom yenn ci ay xibaar ak wàllug technologie mu nekk loo xam ne nii docteur Amadou Lamine Dieng di directeur bu l'hôpital ba ma ngi koy rafetlu bu baax a baax ci micro Babacar Diouf. ñëwoon fi tey avec l'université Alioune Diop de Bambey mais également le conseil départemental de Diourbel pour ñu liggéey ensemble mu nekkoon réunion technique boo xam ne dañ doon xool naka la ñuy def pour que coopération bi nga xam ne moo am diggante la région de Diourbel ak la région Aquitaine naka la ñuy def ba mu développé wu si suñu wàllu université yi ak si wàllu hôpital liñ ci jàngat mooy ñoom bu ñu demee daañu wutal ay hôpitaux ay universités yoo xam ne daañu mën liggéey ak ñoom su ko defee bu ñu toogee waxtaan ak ñoom xool ba xam ak hôpitaux yooyu nga xam ne ñu ngi seen région Aquitaine ak universités yooyu naka la ñuy def pour mën a développer à la fois université bu Bambey mais également à la fois l'hôpital de Diourbel parce que li ñu ci bëgg rek mooy faculté de médecine bi nga xam ne tënk nañ ko depuis 2017 si université Alioune Diop de Bambey te élèves yi étudiants yi ñëw fii si hôpital Diourbel di fi def stage ñu jëmmal ko mu nekk faculté de médecine boo xam ne dafay am jëmm mu gën a ñoŋ gën a baax te loolu il faut ay partenariats yoo xam ne dañ koy développer. ak RFM kumpa jeex na. talaatay ndeer ba mu jibee ca waalo ba léegi ñaari téeméeri at la ci ren Sénégal di ko fàttaliku ñu fàttaliku foofu nag ay soxna yu nekkoon foofa ca waalo ngir bañ mbuumu ko njaameel ak wane seen njàmbarte dañoo taaloon seen bopp ngir bañ ku leen yóbbu wala ku dal ca kaw dëkk ba mu di njàmbarte goo xam ni nii daal nekkatul gu ñuy faral di gis ci yenn ci soxna yi bu ñu sukkandikoo ci Abraham Paul Pouye ci reportage. ginnaaw bi nga xam ne samp nañu laaj bi jëm ci histoire jigéenu talaatay ndeer yi Sadio nekk jaaykatu téere alxuraan ñu fekk ko ci centre ville Louga nag mu door di commencé ree ginnaaw ay secondes yi nga xam ne xaw na ko hésité ñu commencé ab discussion jëm ci jigéenu waalo yi ay jigéen yoo xam ne dañoo wone woon jom fulla ak fayda ak gëm seen bopp waaye Sadio jàpp ne nag qualité yi amatul ci jigéenu sénégalais yi lee jikko yi daal saa waroon nañoo royaat ci mag ñi lu mel na soxna maam Jaara soxna maam Fawade Wele ak jigéen ñi talaatay ndeeri waaye jigéen ñi léegi ñu bëri melatuñu lu ñu war a mel colin baa ngi ci nekkin gi ak waxin bi ndax tamit li gënoon tedd ci jigéen léegi da ngay xool ci foo gëmmul sax fa atul dajeeg moom laaj bi saa yoo suñ ko sampee nag daanaka même tontu lañ ñuy wax jëm ci jigéenu ndeer yi lee ci seen jàmbaarte Fatou Kiné jàpp ne nag crise des valeurs moo am nag modernité bu léegi moo waral lii yëpp. di nga ci benn mais bëriwul tamit ñoom royuñu leen léegi ci colin ak ci jikko ndax loolu maanaam fi ñu toll nii jamono ji ñu toll loolu amatul lu bëri manqué nañ ko mais tamit ñi daan baax ñi ngi baax ba tey. Petit nag moom moo gën a catégorique ci tontu bu mu joxe moom mu jàpp ne jigéen ñu léegi
amatuñu benn vertu soo leen di tekkale ak jigéenu ndeer yi lee. jigéen ñooñu ak jigéen ñi duñ sax benn parce que jigéen ñi léegi dañoo matérialiste gëmuñu seen bopp et puis dañoo yomb ci seen bopp te jigéenu Talaatay Ndeer ku ne xam na ni ay bañkat lañ woon. ngir ñu saafara li nag ñi nga xam ne daje nañu ak ñoom ñiy wax faw ñu dellu ci li fi maam yi bàyyi woon te yaraat xale yi ci diine gi. fexe bi mooy delluwaat ci mag ñi rek royaat jikko yu baax yi. sàggante la ci parents yi la ak éducation bi. mu nekkoon Abraham Paul Pouy Louga RFM. top 10 ci àdduna wërngal këpp ci classement doing business di maanaam fukki réew yi gën a baaxub classement ci àdduna wërngal këpp jëm ci wàllu woowu ca la Sénégal bëgg bokk di ab déclaration boo xam ni directeur général bu APIX moom moo ko xamle Mountaga Sy gis ni ak ñaareelu ko pàccuk plan Sénégal émergent ak réforme yees yi ñu tëgg yooye mën nañ caa àgg mu yëkkati lu ni mel ci ab atelier bu ñu doon waxtaane lu ni mel ca Mbour dañ koy déglu ak Abdourahmane Diallo. daaw Sénégal gagné na 18 places 18 poñ ci classement doing business léegi nag ñu ngi jublu ci pàcc boo xam ne mooy pàccu 2020-21 mesure de réforme yooyu mooy coppite yooyu ñu am waxtaane ko waa administration waxtaane ko aussi ñoo xam ne ñoom la waa Banque mondiale dënk mbir mi ñoo koy saytu ëllëg loolu moo tax ñaari fan yi ñu xool li Sénégal def ba tey gëm nañ ne dinañu am 5 réformes yoo xam ne dina baax te dinañ ko accepter moom mooy porter Sénégal ñu bokk ci top 100 mondial mooy suñu ambition. président Macky Sall moom la sant waa gouvernement moom la administration ak APIX def moom la secteur privé bi accepté gis ngeen ko ci ñaareelu pàccu PSE bu ñu naan phase 2 du PSE gouvernement bu Sénégal ak li ñu def ci jéego ci wàllu investissement gouvernement état bi moo def investissement yu gën a bëri ci phase yi passé léegi dañu invité secteur privé ñëw bokk ci investissement yi gis ngeen wax naa ko léegi investissement privé mi ngi yokku at bu nekk dina yokku de 10 à 12%. Mountaga Sy directeur général bu APIX kon càkkuteefu réewu Sénégal moom mooy fexe ba bokk ci téeméeri réew yi nga xam ni ñoom ñoo jiitu ci classement boobu di top 100 bu doing business ca Bunkiling département ba nekk ca Sédhiou foofu moom xeexuk lakkuk daay yi nga xam ni moom mooy faral di am ci àll bi mu ñuy dafa mel ni daal ak lajj la lii di collectivité yi di gox-goxaat ya dafa mel ni dugaluñ ci seeni loxo ndax dafa mel ni loola koppar yu bari lay laaj te tamit lakk ya buñ ca jógul dina am perte yu bare yoo xam ne nii gox yooya dinañ ko am Max Clit Kamfani bëri na ay àll yuy lakk ci diwaan bi waxtu bi mooy jural ay gàllankoor yu bëri ñii di producteurs yi éleveurs yi rawatina sax alam bi ci Bunkiling ngir moytu yi dakkal daay yooyu bëri na si ay matuwaay yuñ si jël lieutenant Antoine Thiaw jiite secteur service eaux et forêts Bunkiling di delloosi si solo dispositif bu ñu amee noonu at yu weesu ni di rafetluwaat le fait que ñetti at yu passé ren moom gis nañ ne superficie bi bëri maanaam liy lakk ci àll bi wàññeeku na bu baax a baax parce que ay 1000 lañ doon wax ci année yi passé ay 2000 mais année bii sax ñoo ngi ci ay 600 donc loolu ay effort la du effort eaux et forêts yëpp effort acteurs yëpp la muy la presse les autorités administratives les forces de défense et de sécurité parce que xam nga li ñuy wax ne ñi nga xam ne dañuy def alerte dafa baax ci dëkk boo gis parce que daf ñuy gën a ñaax ñun ñi nga xam ne ñooy acteurs yi ñu gën a redoubler d'effort. taxawaay yu am solo yi kilifa nekk ci préfecture bi di rafetlu waaye teewul ñu ngi ñaawlu ni collectivité territoriale yi soobuwul bu baax ci bile xee Arouna Touré mooy adjoint préfet Bunkiling. ñaax donc maire yi ak collectivités locales yi ñu gën a impliqué wu donc si xeex bi si feu de brousse yi parce que dañoo seetlu seen implication daal si xeex bi ñuy xeex donc lakk bi dafa néew. voilà donc malgré que service yi donc tamit aussi que seen moyen dafa limité ñu gën leen a pousse donc ñu gën a impliqué wu si xeex bi ñuy xeex donc feu de brousse yi. daa yooyu sax yu si bëree ay nit yoo koy def waaye lu jëm ci daan ñooñee desandi na lu koy waral mooy ñàkk boole waaye eaux et forêts Bunkiling lu leen gën a soxal mooy gën a taxaw di si ñaax nit ñi Sédhiou Max Euclide Kamfani RFM. Diouf Bodian ñoo ngi lay nuyu. di la fay laaj Ndate Diop di nuyu ñëpp. football ci wàllug jigéen ñi tournoi UFOA A suñu gaynde yi di dajeek Mali ci final. match bi 16h30 lay doon kon diggante ñaari équipe yi nga xamante ni daanaka ñoo gën a ràññeeku ci tournoi boobule ndax aigle yu Mali yi ñoom joué nañ sax demi-finale CAN bi weesu fukki bi ak juróom lañu dugal ci compétition bi te encaissé ñu dara gaynde yu Sénégal yi ñoom it kenn daanu leen ci compétition bi waaye juróom benn bi lañu dugal encaissé ñaar kon di match bu am solo bi kon Sénégal wala jongante foofu la ca Sierra Leone ñu déglu sélectionneur bi di Mame Moussa Cissé ci janoom ak taskatu xibaar yi démb laata kon match bi.
objectif yi ñu amoon mooy yegg si final yegg si nañ fa léegi nag li des moom mooy final fête la neex na trop yegg fa mais fi muy gën a neexee mooy nga gagné ko xale yi nag fi mu ne nii lenn rek moo nekk seen bopp fexe ba gagné premier tournoi bi première finale bi nga xam ne ñu ngi koy joué si seen histoire parce que ñoom bëgg nañu bind seen histoire bopp si wàllu football féminin yi wax ni yóbbu nañu football féminin si benn niveau bu am importance si wàllu Afrique xam nañu nag ni du yomb ndax adversaire bi ñu am Mali grande nation de football la léegi si Afrique ñu fàttali ñu joué nañu demi-finale Coupe d'Afrique bi donc ñoom ñooy favori si tournoi bi mais ñun xooluñu loolu lépp li nga xam ne moo ñu intéressé suba moom mooy jouer si suñu valeur li nga xam ne moom nañu def ba yegg si niveau bi ñu jéem ko defaat xale yi jouer si seen engagement si seen sérieux fi mu ne nii ñu ngi si regroupement bi elles sont très concentrées elles sont confiantes gëm nañ ni war nañu mën a am suba dara te seen yéene du lenn lu dul indi coupe bi kër ga donc ñu ngi ñaan Sénégalais yëpp ñaan si xam ni xale yi daal loolu mooy seen mébét te suba donte dina metti dinañu xeex pour jéem a am ndam ni incha allah si kaw Mali. Mamoussa Cissé ci conférence de presse bi doon amal démb kon jàppale ni Sénégal Mali ci jigéen ñi final bi kon tey ci ngoon la bu 16h30 jotee laata ñoom 14h Libéria mooy dajak Cap-Vert ci final bu ndaw bi. wàllu football Ligue 1 sénégalaise tey la ñuy ndar képp phase aller yi. mu méngoo ak fukkeel ak ñetteelu bëccëg bi 17h stade Ngalandou Diouf. waa Teungueth FC ñooy dalal SNEIPS bu Thiès mi mujjee ci classement bi doomu Rufisque kon ñoom leer na ni ñoom ñooy nekk leader nekk champion phase aller yi ndax Teungueth FC muy ëppale deuxième bi Dakar Sacré-Cœur fukki poñ ak benn Dakar Sacré-Cœur moomu lay sax mooy dalal Casa Sport bu 17h jotee stade Amadou Barry bu Guédiawaye AS Douanes moom mooy troisième moom 12 points la ko Teungueth FC ëppale Mbour Petite Côte lay dajal bu nekk ci 6e place bi 13e journée bi suba lañ koy wóyal match yi Jambar AS Pikine 16h30 yeneen match yi 17h la Jaraaf NGB Stade de Mbour US Gorée Ndiambour Génération Foot. Ligue 2 bi ñoom seen 13e journée bi moom dina door tey ak ñaari match Jamono Fatick Amitié FC ca Stade Massène Sène bu Fatick. Africa Promo Foot EJ Fatick ca Stade Fodé Wade bu 16h30 jotee jàppale ni kon dimanche la ñuy àggali mbir mi bokk na ci match yi Linguère mi jiitu di dalal Thiès FC fële ca Mawade Wade waaye Samba Linguère yi leer na ñoom ci phase aller yi ñoom ñooy nekk champion bu Ligue 2 ci phase aller yi ndax ñoo ëppale ñeenti poñ deuxième bi di Guédiawaye Pro. ñu wax ci lu soxal wàllu football ba léegi ci denduk Afrique ak Ligue des champions xam nañu équipe yi bi njëkk a qualifié ci wàllu demi-finale. Zamalek bu Égypte moo daan Espérance de Tunis mi yor raaya bi kon donte sax waa Tunisie ñoom dañoo gagné match retour bi benn bal ci dara waaye doyul ndax ci aller bi Zamalek maanaam équipe bi Union Génération Foot ñu ngi ciy fàttaleeku ci ñaareelu wàll wi moo daan Espérance de Tunis ñetti bal ci benn ba tax na kon égyptiens yi qualifié nañu ci demi-finale yi yeneen équipe yi qualifié nañ ko xam tey ci ngoon ginnaaw kon quart de finale retour yi ñu ngi koy wéyal kon 13h ba tey tout puissant Mazembe bu RDC mu ngi dajeek Raja Casablanca waa Maroc ñoom ñoo gañoon match aller bi ñaari bal ci dara Wydad bu Casablanca dina jéem a kon défendre écartam bi mu amoon ci aller bi ñaari bal ci dara ci terrain Étoile du Sahel bu Tunisie match bi 19h la Wydad Casablanca fa la kon Moussa Ndaw nekk entraîneur adjoint di ancien kon international nekkoon tamit suñu consultant ci sud-africain yu Mamelodi Sundowns dina dalal Al Ahli bu Égypte égyptiens yi ñoo gañoon ci aller bi ñaari bal ci dara ndati jooba ñu dem ba Angleterre ñaar fukk ak juróom-ñeenteelu ko bëccëg gi door na sànq. diggante Liverpool ak Bournemouth la yëf yi dooree ñu ngi ci mi-temps bi Liverpool moo mëne ñaari bal ci benn Bournemouth moo njëkk dugal laata kii di Mohamed Salah égalisé Sadio Mané moo ko jox passe bi Sadio Mané moom ci ginnaaw si moo dugal ñaari but bu Liverpool kon Liverpool moo mëne ñaari bal ci benn ñu fàttale ni Liverpool ñetti match yu mujj yëpp toute compétition confondue dañ ko ñàkk maanaam championnat Ligue des champions ak FA Cup moo ci mujj kon ñoo mëne 2-1 ci mi-temps bi yeneen match yi bokk na ci Arsenal West Ham 15h lay doon
Watford bu Ismaïla Sarr di fekki Crystal Palace bu Cheikhou Kouyaté match boobu tamit 15h lay doon Tottenham fekki Burnley 17h30 ñu dem ca Espagne ak Atlético Madrid mi daje ak kii di FC Séville 15h la doon FC Barcelone ginnaaw bi ko Real daanee ci classico bi mooy dalal Real Sociedad bu kon 17h30 jotee ñu dem ca Allemagne ñoom it dinañu amal ay match tey bu mel ni Borussia Dortmund moom mooy 3e dina dem ci terrain bu Mönchengladbach bu 17h30 jotee Leipzig mi nekk ci 2e place bi mooy dem ca Wolfsburg 14h30 ca France coronavirus bi kon perturbé tuuti 28e journée bi ndax Paris Saint-Germain mi jiitu waroon fekki Strasbourg match bi ñu jàppoon ko 16h30 dañ ko mujj kon reporté li ko waral mooy nee nañu kon coronavirus bi ay cas yu bëri ñoo am ci région bu Haut-Rhin nee nañu région boobu kon bokk na ci supporters yu bëri yu jógee ca Strasbourg war a ñëw ci match bi waroon nañ ko fekkee kon match boobule du mujj am El Hadj Nate Diop. ñu jeexale ak dawal woto course automobile ak tournoi trophée Mousso bi nga xam ni day dellu si waat. tournoi boobu kon ñu course bi nañ ko jagleel ñi di soxna yi lañ ko jagleel lu toll ci 24 concurrente kon la ñuy xaarandi suba ci parking bu stade Léopold Sédar Senghor fukki at ak ñett ngi nii biñ ko mujjee organisé moo tax kon nee nañu dee lañ matukaay yëpp rawatina ci wàllum cet gi ci contexte coronavirus bi ñu déglu kon promoteur trophée Mousso di Maodo Girando. Trophée Mousso dur année bi nag dañu koy relancer dina am 24 pilotes compétition bi jigéen ñi lañu ko jagleel dañ ko mos a organiser dans le cadre de la journée mondiale de la femme donc fi may waxee ak yow nii tey ci samedi bi équipe bi comité d'organisation bi ñu ngi def mise en place bi comme ça suba kenn du tardé pour ñu mën a assister journée mondiale de la femme bi donc jigéen ñi dinañ def compétition ci benn gymkhana parallèle léegi nag ñu ngi xaar public bi yëpp ñëw soutenir jigéen ñi ñëw def la fête parce que c'est la journée mondiale de la femme am na benn coin bu ñu jagleel tuutu tànk yi tamit benn parc d'attraction pour xale yi mun a foo tamit police gunge nañu bu baax ministère des sports mu ngi gunge tamit bu baax ak ministère de la femme donc suba franchement dinañ def tamit benn sensibilisation par rapport au coronavirus yi nga xamante ne manifestation yu bëri dañ koy annuler waaye suba en tout cas ñun jënd nañu suñu ndox suñu eau de javel jënd nañu suñu ay masques jënd nañu suñu ay produits antiseptiques donc dinañ def lépp pour compétition bi déroulé wu dans l'hygiène ndax c'est très important la santé. trophée Mousso rawante ci wàllu oto kon ñu jagleel ko jigéen ñi suba incha allah ci parking stade Léopold Sédar Senghor ci suba si ñu waxtaanee basketball ak 5e journée bi door kon di ci góor ñi Duc UGB Bopp US Rail Saint-Louis Basket Club AS Ville de Dakar mooy match yi am tey yeneen match yi suba lay doon ci jigéen ñi 4e journée bi la ñu toll INSEPS Asfo Saltigué Gia Mbour Basket Club CMT bu Ziguinchor AS Ville de Dakar Débalok lay dajeel lu jeexale ko ndate ak wàllum karaté ak lii di Coupe du Sénégal par catégorie de poids door nañ ko tey ci suba ca stadium Amadou Barry bu Guédiawaye lu toll ci 200 combattant kon ñoo ci bokk bàyyi ko ci région Sénégal yi yëpp compétition bi kon mooy bu njëkk bi fédération bi di organiser bi ñu bàyyi ko ci championnat d'Afrique yi ci Tanger ba léegi occasion la kon ngir xoolaat tolluwaayu niveau kon ñi bokk ci équipe nationale bi waaye tamit détecté ay talent yu bees ay gone yoo xamante ne mën nañ leen boole kon ci équipe nationale bu Sénégal nga tey. Youssouf jaajëf waaye kii dina leen yitteel lool Papa Ndiaye lay wuyoo. moom nag récupérateur la. ci décharge bu Mbëbës. yow mi yëngatu ci wàllu environnement. mu nekk koo xam ne nii daal récupérateur la ñu maanaam ñi cay fortaatu. ak yuti ci yeneen. moom nag jël lu baaxul. waaw defar ko ba mu baaxaat. moom nag ay at yàllaa ngi nii ca nga yëngatu gannaaw ba mu bàyyee école ci classe 3e juróom fukki at def na ko ca nekk na loo xam ne ni liggéey booba ca la takki jabar tabax ca kër. macha allah Aïssatou Faye Bodian daje na ak moom. waaw sant yàlla rek. tur bi naka la. Papa Ndiaye laa tudd. dafa daal di yemamaay ñuul sol yére wolof teg ci ab laafa recycleur bi am na lu tollook juróom benn fukk at ak ñeent
mu ngi tàmbalee liggéeyee ca décharge bu Mbeubeuss gannaaw bu mu amee fukki at ak benn ca banlieue bu Ndakaaru ca Malika. à l'âge de 11 ans laa ci dugg en 1960 booba maa ngi am 11 ans ba actuellement maa ngi am 64 ans. Pape Ndiaye lu ci bëri ay bouteille plastique lay faral di jël ak fer ak yeneen bagage yu nga xamante ne mën na ko jaay. loolu lu ñuy récupérer bëri na ci gën a am important mooy plastique beeg fer bi plastique bi ci qualité yu bëri ci plastique bi diñ koy récupérer te mu am solo lool ci industriel Sénégal yi fer bi it noonu ndax usines yi liggéey pont ak yi liggéey feroon yëpp. bu ñu sukkandikoo ci moom ba tey métier récupérateur may na ko lu bari bokk na ci ñaari kër yu mu tabax. lu mu bon fexe naa ba nga xamee ne am naa ci kër goo xamee maa ngi ci dëkk maag sama njaboot am ci kër goo xamee maa ngi koy luwee di ci am dara. ñu koy woowee doyen ca décharge bu Mbeubeuss Papa Ndiaye duñu xamle ni rek am na ñaari soxna ak fukk ak ñaar ci ay doom naam sax même bu dee jafe-jafe am na moom day def kéemtulaay kàttanam ba njabootam du sonn léeg-léeg sax mu daal ci xettali ay doomi aadama. j'aide des fois damay dimbali nit ñi di góorgóorlu ci li ma am du ma sonal kenn am naa ci lu toll ci fukk ak ñaari doom da yor ñaari soxna. lenn rek moo ko jaaxal mooy rek benn bés ñu daal leen jëlee ca décharge bu Mbeubeuss nga xamante ne nekk na fa lu tollook juróom fukki at ak ñett. man li may tiit ci loolu mooy que ne toujours en général projet yoo xamee ne gis nañu ne c'est rentable ña fa nekkoon toujours dañ leen di def ci tout. Malika a ngi xëccoo Kër Massar a ngi xëccoo c'est puisque gis nañu ne léegi un projet de 160 milliards ñëw na ci site bi donc déjà xaalis bi indi na commencé naa indi bruit ndax ñu bëri nga yëglu parce que jeune Malika yi ñu ngi jóg naan dafa doy loolu yëpp xam nañ ne pour ñu mën leen a boole ci projet bi Kër Massar mi ngi xëccoo donc ñoom ñëpp pour ñu impliquer leen ci projet yi mais nañu jiital récupérateur yi nga xamee ne ñoom ñoo fa nekk ba projet am. Papa Ndiaye dañu xamal ni bég na bu baax a baax ci liggéey bu muy def nii. di xaj na di nga mën a réaliser tey pour nekk nii man fierté la am d'être un bon récupérateur. gannaaw biñ ko laajee gis-gisu famille am ci métier ba muy def lii lañu tontu. famille fier de leur père. Touba Darou Salam Karo Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia ak Expert Groupe Voyage leader de l'industrie du voyage et du tourisme au Sénégal ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak Mohamed Alimou Ba. dal leen ak jàmm ki ñu jàppoon ni moom njëkkoon na am coronavirus bi jàngoro jooju mu nañ de Sénégal am na ci ndam yàlla may na ko ci ndam ndaxte sama naataango yi nee nañ kooku wér na waaw wér na ndaxte Soleil loolu la wax yeneen journaux yi ñoom itam loolu lañ feelu sama naataango bi di Soleil nee na démb génn na l'hôpital médecins yi nee nañ wér na citoyen français bi yéen a ngi fàttaliku moom lañ njëkkoon contrôlé ni positif journal bi ne man waxtaan na ak moom sax nee na kontaan na bu baax a baax ci médecins yi naka noonu itam kontaan bu baax a baax ci lu laboratoire bi nekk Pasteur def ci wàllu jàngoro jooju mu ne kontaan na ci Sénégal mi ngi ñaan sénégalais yi ñu gën a redoubler vigilance ñu gën a farlu ci digle médecins yi lu ñu wax ci wàllu woowule bi mu waxee li nu mel journal Le Quotidien ne daanaka daal patient héros kii nag mun nañ jàpp ni daanaka héros la naka noonu itam yeneen ñetti cas yi jot nañ am évolution bu baax njort nañ ñi ñoom itam dañ ci génn sama naataango bi di journal La Tribune ne lii de mooy miracle coronavirus jàpp la nga dem ba wër lii mooy miracle sama naataango bi di Libération ne loolu baax ne nañ wax rek ndam médecins yi jot nañ faagaagal coronavirus. Professeur Moussa Seydi ndaanaan la ndaxte moom mooy chef de service maladie infectieuse hôpital Fann moom sax di nga gis ci Libération photom bi moom moo jotoon kon génne Ebola ci Sénégal moom ak équipe am sama naataango ne jar na delloo njukkal ndaxte héros la ci wàllu woowule sama naataango ne loolu am na de waaye nag bu ñu fàtte ba léegi nii Covid 19 bi mi ngi continuer di tiital Sénégalais yi sama naataango bi di journal Les Échos de xanaa gisul leen Abdoulaye Wade moom démb jot na wax gaayam yi ne leen léegi man wax
naa leen ngeen bañ a génnati Sénégal bàyyi leen activité politique ba ci kanam ba ci 20 mars naka noonu itam nee na responsable PDS yi bu ñu voyage ci Afrique wala feneen ci àdduna bi balaa ñuy fekk foofu coronavirus sama naataango ne dafa mel ni daal Laay Wade moom mi ragal na coronavirus dafa barricadé wu Sud Quotidien moom itam ne waaw loolu am na waaye man lu ma njort ni mooy bu ñu deful ndànk korité bi dina am gàllankoor ndaxte coronavirus bi bu continuer nii mun nañ dem ba interdit yenn rassemblement yi Kafsa wax na moom boo moyul dina def ay match huis clos daanaka benn supporter du ci dugg wala sax mu reporter ay match wala sax mu def ay annulation manaataango yokkaat ni manaataango bii di Sud Quotidien ne man gisaat na leneen loo xamante ni jar na ragal waaw ñu laaj ko lan la gis mu ne boo moyul de médicament dina am rupture waaw rupture de médicament manaataango bii di journal Source A ne fu mu toll ni Sénégal mi ngi def lépp ngir xool naka lay faagaagal coronavirus waaye nag dafa mel ni waa APR daal ñu ngi ci seen olla nekk ci yeneen yoo xamante ni nekkul seen yite waaw coronavirus nekkul seen yite ku nekk gis na Bara Ndiaye ak Mimi Touré Bara Ndiaye di accuser Mimi Touré di ko envoyé ay citation directe man naa nga ne lii de man jàpp naa ni lii moom rusul na waaw lii moom rusul na ndaxte man jàppoon naa tey jii opposition bi comme ni mu koy defee sa tey jii bàyyi lépp mu sedd nekk ci ginnaaw président Macky Sall ngir ñu xeex jàngoro coronavirus dafa mel ni yi nekk ci APR loolu intéressé wu leen de toll nii lu leen intéressé mooy l'après Macky Sall ñu xool na ñuy positionné wu sama naataango jox nag parole Moussa Diaw professeur en sciences politiques ci université Gaston Berger mu ne man de man lu ma jàpp mooy sama gars yi moom pouvoir rek moo leen intéressé nguur rek boo leen lambee ci leneen moom doo fa fekk dara loolu rek moo leen intéressé man loolu laa gis waaye nag bu ñu fàtte suba mooy journée internationale de la femme 8 mars sama naataango bi l'Observateur def benn cahier spécial 8 mars mu ne femme africaine modèle am na rawatina Sénégal Aminata Mbengue Ndiaye présidente ACCT jigéen ju man góor waaw kii di Rokhaya Ngom ak Tabara Gakou ñoom ñëpp boo xoolee bu baax bi ñuy commencé amuñu woon dara waaye tey ji nekk nañ ay ndaanaan ci lu ñu nekk manaataango def ci ay portrait yu bëri manaataango ne jigéen ju man góor bëri na Sénégal de te man loolu laa gis sama naataango bi di journal Les Échos ne waxati ko kii di Maïmouna Ndour Faye directeur général 7TV nee na moom teleem bi moo ko gënal lu ne daanaka métier bi Seynabou Sène chef équipe ferrailleuse moom itam nee na amul luñ ko deful waaye dafa tenir bon góorgóorlu ba yegg si fu mu yegg si nii Fama Ndiaye mécanicien chef d'équipe port moom itam nee na yàgg na xeex balaa muy yegg si fu mu yegg si nii waaye nag journal enquête ne kii wax lii wax lélé ndaxte sénégalais yu bëri ñu ngi ci ay galère mère père daanaka gisuñu papa ñoom ñooy yaay ñoom ñooy Pape Khadijatou Gassama psychologue biñ ko laajee li nu mel mu ne jigéen buy yar doomam bu góor moom kese boo moyul dina yàq dara ci personnalité am surtout personnalité masculine bi mu war a am. ñu jeexal ak sport Liverpool Bournemouth 12h30 lañ koy joué sama naataango ne Sadio Mané ñu koy xaarani bu baax a baax ci match boobule mu wone boppam. journaliste Stade Quotidien moom itam ne tey jii fu mu toll nii ñu ngi xaarani bu baax a baax Liverpool jóg si gannaaw matcham bi mu perton semaine bale ci championnat ak élimination biñ ko éliminé ci coupe d'Angleterre Liverpool ñu ngi koy xaar bu baax a baax diggante moom ak Bournemouth ci samedi bi ci 29e journée Premier League te njort nañ ni Sadio Mané dina ci apporter solution. ñu jeexal ak sunu lamb mi xëy dalal Jules Baldé nee na moom dogal du mu koy accuser yëpp daanaka du dëgg nes nag daf ko trahir Eumeu Sène musu ko impliqué diggante combat moom ak Modou Lo te njort na ni moom nit ku baax la du sàcc du fen jërë ngeen jëf.